asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi nuyu samay copains copines Facebook toute la famille Facebook ak samay xarit sama famille et tout le monde maa ngi leen di nuyu di leen sant xam naa namoon ngeen sama waxtaan. kon tey moom thème bi mu leen di andil moom mooy thème mu émigré dafa nekk loo xam ne gars yi duñ ci waxtaan quoi mais am na solo parce que Sénégal. Comme ñi nga xam ne suñu dëkk la c'est notre cher pays on est tous fiers d'être sénégalais te bu ñu fa jógee tamit aussi dañoo ñëw fii pour un but bien déterminé jéem aussi ñafe réussir compenser li nga xam te ne amuñu ko woon foofu quoi au Sénégal mais de nos jours parce que lii nii c'est très important car dafa am loo xam te ni il faut mu wax ko ñun sénégalais ñun ñëpp ñu xam ko comme ça ñi xam te ni am nañu xel yàlla may na leen ñu mën cee profiter parce que aussi nopp buy dégg dafa am solo quoi. Nous on a tendance à di voyager ñëw à l'extérieur bu ñu xasee ba ñëw ñu toog quoi kenn nangatul ñibbi mais man je vois des gens yoo xam ne ñëw nañ fi depuis les années 90 ñii depuis ay 2000 ñii depuis les années 80 am na loo gis nga say parents mën nañ la yar nga yaru am ay valeurs mais ful ak fayda kenn du la ko jàngal yow yaa ko war a amal sa bopp quoi te je pense que on est tous des Sénégalais dañoo ñëw fi pour wut. da ngay am fulla am esprit de dépassement maanaam di nga ñëw dëkk jàmbur c'est la première fois nga fiy ñëw c'est très normal di nga topp sa ego di nga bëgg a foo solo si solo yi jënd ci ay oto mais di nga def say affaire de jeunesse quoi mais à un certain moment da ngay arrêter quoi nga xam ne lii pare naa ci dama bëgg a wut quelque chose de concret parce que am na foo xam ne foo toll dans ta vie tu veux achever quelque chose quoi nga ne ok xaaral ma achever quelque chose ma ko te achever loolu noonu mooy jëm a investir dans ton pays. voilà moo xam kër la moo xam business la boo xam te ni mu ngi lay générer xaalis quoi muy génne xaalis mais ñëw ci dëkk jàmbur toog fi def fi ay 20 ans 25 ans man gis naa fi ñoo xam ne def nañ fi ay 25 ans 30 ans 15 ans 17 ans ba tey ni ñemewuñu sax ñibbi Sénégal parce que tout simplement conditions yi ñuy dundee fii la am gis nga bu fekkee sax da ngay voyager nga ñëw te réaliser woo dara dans ton pays kon jarul woon ngay ñëw parce que boo ñëwee fii li nga bàyyi sa dëkk moom nga ñëw di def fii rek parce que ba nga nekkee sa dëkk di nga ndekki di nga añ di nga reer boo ñëwee nekk Amérique tamit di nga ndekki di nga añ di nga reer xëy na lekk yi ñooy wute mais c'est la même chose donc bu fekkee da nga ñëw fi te compensé woon li la manqué woon fële donc on jarul sax ngay ñëw nit da ngay am fulla ak fayda gis nga dans la vie nit dafa am fulla ak fayda on est tous des Sénégalais nit fayda mooy xool ñàkk jom moom ñun amuñu ko képp koo xam te ne dem nga ba ñàkk jom c'est parce que da nga xamul lu la yëkkati dafa am ay caaxaan yoo xam ne nit a nga koy def mais boo xoolee dëgg-dëgg surtout Amérique bi ñu nekk ni sax cercle lay mujj doon quoi je pense que boo demee ba à un certain moment nga war a am loo xam te ne da nga ko war a dépasser quoi xar day weesu mbote bu bëggee mat kuy munoo dem ba nekk mag nga war a xool yow yaakaar nga xool sa jabar gis ne yow sa jabar nii ci yow la yaakaar wala say doom yow ngay topp ci ay solo di topp ci ay oto def yu affaire yu ñàkk fay yoo xam te ne mais xoolal rek maanaam yow sa ambition foofu nga ko yemale quoi ci ay oto ak ay dàll ay portable yu rafet mais ça yooyu amul njëriñ yooyu boo ko xoolee boo ko dencee yàgg du la jural dara lu baax mais sampal sa kër nga xool boo demee ba wàcc si dëkk bi nga xool ndax gars yi duñu la jox cër tegal business nga xool ba wàccee nga xool ndax dina la jox dëgg wala duñu la jox dëgg te et puis sax boo ñibbee sax dina tax sax di nga jox opportunité yeneen jeunes yoo xam te ne ils veulent venir aux États-Unis wala feneen ak feneen mais bu ñu ñëwee ñun ñu toog ñëpp ñëw toog kenn nanguwul ñibbi mais visa sax day tax gars yi duñ joxati sax ay visa Sénégalais dañu war a xoolaat suñu bopp nit dañu war a am fulla am fayda xam ne on est du Sénégal li nga amul woon foofu boo ñëwee fii da nga koy compenser nga ñefe tu penses aussi à retourner gis nga dara gënta doon pertement nga judd nga ñëw fii ci dëkk bi toog fii ba dee ñu jël sa casquette yóbbu ko gis nga olof Ndiaye nee na aller boo gis am na retour yàgg di nga ñibbi moo xam di nga ñibbi dans ton vivant moo tax di nga dee te loolu waxoon naa ko sama vidéo bee passé donc dinaa ko waxaat donc affaire bi loolu la quoi fii nii lu mu neex un jour tôt ou tard tu vas retourner dans ton pays donc on n'a qu'à penser nañ toog ñu xalaataat delloo suñu xel yi def fi mag won xale yi yoon bi mais bu fekkee ay mag jëmm ngay gis fii ñu taw te gis nga li ñu war sax dafa bëri gis nga fii nii gis nañ fi ay sénégalais en pagaille yoo xam ne gars yi dañ leen a jël fii nii jël moom yombul kenn
mën nga def erreur bu ndaw mooy boo ñëwee nga fekk fi ñoo xam te ne yàgg nañ fi suñu genre nga xam ne yàgg nañ fi ñu koy teg ci yoon nga bëgg a ñëw yow nga yaakaar ni di nga am benn raccourci sa bopp nga gis bi prison lépp looy def ko teg ko ci yoon boo ñëwee Amérique respecter les lois moo xam en France la wala Italie fu mu mënti nekk tu respectes la loi nga dëkk fu baax di lekk fu baax saay def li nit ñi def boo feebaree nga dem ci hôpital yu baax yi nga faju tubaab bi boo la xoolee mën laa respecté mais boo fi ñëwee tu vois déjà yoo xam ne man j'ai vu des Sénégalais yoo xam ne dañu fi ñëw yàgg fi ñooñu fi jiitu fuuf amuñu ay këyit te boo leen fekkee xoola oto rafet bu rafet ñëw saay dem xoos ko di ko fay alors que y a des priorités yoo xam te ni moo ëpp solo loolu balaa yooyu nga def yooyu yëpp tu te mets en régulation ba pare nga am say këyit ba pare soo amee say këyit ba pare après da nga xam ne yow bokk nga ci dëkk bi nga def lu la neex mais fulla ak fayda dafa am loo xamante ni saa yi duñ ko jàngal doomu aadama ka te ñu Sénégal war nañ ko te aussi dafa am lu ma remarqué loo xam ne aussi c'est très important si ñun les Sénégalais gis nga dañoo am lu ñu naan ego dañoo rëy bëgg di wonew gis nga képp ku la wone ñor di nga sonn sa àdduna trop te doo gaaw tekki mooy ñoo xam te da nga leen di gis liggéey bu ñu am dañ koy bàyyi dem wuti beneen liggéey parce que dañu yaakaar ni ci liggéey bi alors que li tax tekkiwuñu ci ñoom la ne parce que bu fekkee da nga am liggéey bu fekkee yow da nga am problème maanaam lu nga ko mën a expliquer bu fekkee par exemple yow yaa ngi xool nit ñi ñoo lay xool quoi pour nga mën a dox il faut nga am oto bu rafet wala nga dëkk fu rafet wala nangam yow yaa am problème mais ñi ñi amuñu problème donc jikko yi war nañ ko xoolaat quoi am na jikko yoo xam te saa yi ku ko yor ku ne doo tekki foo dem tamit aussi da nga yaakaar ni liggéey bi alors que du ci liggéey bi ci yow la yow yaa bëgg a vivre au-dessus de tes moyens yaay bëgg a wane nit ñi loo xam te ni amoo ko xam nga yooyu yëpp amul solo quoi je pense que on est tous des Sénégalais nañu jéem a xool conscient jéem a nekk un exemple aussi parce que day am suñ xam nga gis nga at yi dafay gaaw ba nga xam te da ngay xëy suba teel ñu la xool am nga 40 ans wala 50 ans nga tourné gis boo motulee sax boo def leen ndànk sax say doom dañu mag ba raw la te loolu boo ko defee di nga gis ni saay yaa ngi cere parce que boo seetaanee ba say rakk raw la wala sa wayu mel noonu wala say mbokk ñoo xamante ne saay yow yaa la fi jiitoon fuuf kooku saay xam nga moom la Olof Njaay di wax naa la nga jiitu ci pax ba pare sa genn di feeñ mais am na ñoo xam tey ñun fii la leen fekk ci biir dëkk bi ñooñu fi jiitu fuuf nit ñu ñëw ba fii ba romb leen mais nan la ñuy xoolee ba ñu romb leen parce que tout simplement dañoo xamul lu ñu bëgg nit da ngay xam loo bëgg nga ñafe wut lu rëy def lu rëy ñëw taaw Sénégal te aussi y a des trucs yoo xam tamit maa ngi ciy gis yoo xam te ne daf may metti ba ci kanamu yàlla mooy tu vois des gens yoo xam te ne tey fii nii ils vivent dans des conditions agréables am lépp parce que opportunité yaa ngi fii quoi aux États-Unis loo bëgg gars yi nan la ko jox demal Sénégal nga ñëw gis seen situation seen yaay li ñuy dundee ak seen papa yi ni ñuy dundee nit aussi war nga toog di xalaat di fàttaliku say parents nit ki amoo lu dul say parents loo mënti am jàppale sa yaay ak sa pap am nit da ngay am fulla am fayda mais nga ñëw topp ay américaine topp leen sa xaalis lépp loo gaje dinañ ko jël ne ko ceex xam nga ko sax te bés boo demee ba yor toog da gars yi la fi ceex dem sa yoon am na lu ko gën say parents saay da ngay toog nga gestu leen Sénégal ñëpp xam nañ ñu men gestul say parents di leen jàppale boo amee say frère nga jàppale leen su fekkee sa papa mi ngi dund nga toog jàppale leen loolu boo ko defee saay fa leen ñu bëri di rawante nag da nga ci gis ñoo xam te ne tey ba léegi ni tekki ñu mais boo xoolaatee ba ci biir parce que dañoo jàppale wu seen parents yi moo tax dañuy yaakaar dañuy dem mais duñ dem doo am dara parce que lépp looy laal du barke donc man message yi may wax ni yëpp c'est pour ñun les Sénégalais qu'on soit conscient émigré dafa am app tukki day jeex tôt ou tard day ñeex te mag a ngi ñëw te dañ ko war a gàttandu nag fexeel nag booy ñëw nag ñu lay gàttandu nga def fa dara te nag tu veux réaliser quelque chose au Sénégal il faut te sacrifier mon frère wala ma sœur da ngay sacrifié wu munoo toog fi di dund bu neex di dund dans le luxe pare nga bëgg réussir au Sénégal mun ta nekk dans la vie lépp looy def da nga ciy def sacrifice quand tu veux réussir dans tes études tu fais des sacrifices quand tu veux réussir dans la vie nga yor sa liggéey tu fais des sacrifices y a des gens aussi loo xam te ne li leen tàddeel mooy dañuy wut statut man gis naa fi ay ñoo xam ne samay waaye gis naa fi ñoo xam te ne statut la ñuy wut dañuy jàng ba ne yor seen diplôme yooyu yëpp ñoo taxaw mais après yooyu yëpp ñu toog am seen bureau parce que Sénégalais d'habitude dafa bëgg yooyu ay bureau lañ bëgg mettil ñëw toog yow seen bureau jàng naa lii génn naa lii am naa sa waay dama lay xam benn affaire gis nga jamono bi diplôme woo ñàkk diplôme yooyu yëpp taxawul bu fekkee loolu ku ci nekk rek bu fekkee am nga fula ci li ngay def you can be very successful ba nga réussir waaw
donc yooyu tamit affaire problème de statut yooyu noonu like self esteem problem yooyu tamit dañ ko war a dindi démystifier ko y a pas de sot métier nit gis nañ fi nit di jaay picc ba tekki nekk millionnaire wala milliardaire comme Diallo picc boobu au Sénégal ak ñeneen donc y a pas de sot métier lépp looy liggéey daal saa yi fexeel ba xoolal do all the best that you can nga dem ci tekki quoi am ci dara. donc man message boobu laa amoon pour tey moo wax leen ko ñun les sénégalais quoi nañu wàccee waat suñu bopp ndànk teg xel dëkk yu mel nii teg xel moo la ci génnee da ngay teg xel boo tegulee xel doo ci génne di nga fi yàgg de gis naa fi ñoo xam def nañ fi ay 20 ans 30 ans 40 ans man la noonu lañ ko am nañ ci ñoo xam ne dee nañ ba tey yóbbu nañ seen koor la nga ci gis gàcce loolu bu amin boo ñëwee ba fii mujjëw réussir amoo dara nga dee waccoo dara mais loolu nul nga boo egsee gars yi duñu la wax dara mais really boo xoolee nul nga mooy ñëw nga fii def nga fi pendant des années nga jaay fi say xaalis tubaab bi may na la ay millions nga koy liggéey mais da nga ko def ci ay caaxaan da nga koy xeeb benn $40 fii $50 fii $100 fii taxawaalu fii def naka su dul noonu yooyu yëpp ay xaalis yoo xam te ne mën naa ñàkk quoi donc nañ delluwaat suñu xel bu baax am fulla am fayda jëm investir au pays dem ressourcer au pays képp koo xamante saa yi mu ngi lay nar a tardel wala mu ngi dox naka su dul noonu ba ko mu dem boo ànd ak moom da lay tardel parce que gis nga li américain di wax if you want to be a millionaire you have to hang with millionaire people soo bëggee nekk millionnaire da ngay ànd ak ñoo xam te ne c'est des millionnaires boo àndul ak ñoom nan ngay amee xel bi su fekkee da nga gis ay caaxaankat ngay ànd ak ñoom caaxaankat ngay doon soo gisee ñoo xam ne doxaan kese moo nekk seen bopp doxaan ngay def soo ànd ak ñoo xamante ne saa ay baal rek moo nekk seen bopp baal rek ngay def boo gisee ñoo xam ne fu concert am ñu taxawaalu foofu ñooñu boo ànd ak ñoom noonu ngay mel da ngay seppi sa ngay àndal nga xool xam ne saa yi ñii duñu samay jëmukaay je veux réussir dans ma vie ma ñibbi donc comme loolu am na ñoo xam ne duma ci ànd ak ñoom boo ma mere yaa xam sa problème la de toute façon Michael Jordan mi ngi nii il fait partie des plus riches du monde mais wax na ko nee na in certain point of your life you have to be unselfish until you get successful après you become you have to be selfish first ba nga réussir après nag nga become unselfish maanaam da ngay égoïste da ngay am instant boo xam te ne sa bopp rek sa boppam la gënal du bañ ñaa la da ngay toog instant boo xam te ne da ngay làqatu ba nga am li ngay am ba pare après nga doog a ànd ak ñi mais am na ñoo xam ne tey boo ànd ak ñoom da ngay tardé duñ la woon sax yoon bi te yoonu tekki ñëkk a xam moo bëriwul quoi dañuy ñëw fii yaakaar ni jàngal la wala yaakaar ni par exemple am xaalis bu bëri la yooyu yëpp du yooyu la ngay def sa xaalis c'est pas la somme d'argent que tu gagnes ou bien mais c'est ce que tu fais avec l'argent qui compte nee naa la gis nga alal danaa leen jox ay cax alal ñett yoon la lay gën a si ci àdduna alal dina la ganu si ba nga nekkee jeune dans les vingtaines dina ñëw ganu si la boobu bu ñëwee doo ko mën a téye day ñëw rek dem léegi deuxième fois dina la gana si encore bu ñëwaatee boobu di nga am dans les 30 et quelques boobu bu ñëwee di nga am loo ci téye am lu dem parce que di nga mûr mais day des mais 40 ans boo ko xasee ba am bu ñëwee téye ko dootoo ko téye ba illaa yombi diin loolu nga bàyyi ci xel am na solo lool donc alal bu la ko yàlla may xoolal tey nii regarde quand je regarde par exemple gars yi nga xam dañoo lab ci géej gi mais je suis tellement fier de xam nga am na ñu bëri dañ leen di xool du ñu xam lan la quoi mais lan da ngeen di xalaat quoi lan la nit mën a lan la nit war a jaral ba mu sacrifier vie am dugg ci gaal ba dee mais ñooñu pour man c'est des martyrs. Tu sais pourquoi? Parce que dañoo nekk seen dëkk au Sénégal c'est des Sénégalais comme ñun man mii gënuma leen yow mii gënoo leen yow mii seetaan vidéo bi gënoo leen ni keneen ak keneen xam nga loolu yëpp boo gisee yooyu yëpp moo am ni mooy dañoo génn bëgg a voyager pour ñu jox leen cër parce que bañ fa nekkee amuñu cër amuñu liggéey seen bàyyi liggéey ñu wala seen day liggéey ñu wala dañoo retraité ñoom ñu ngi am na ñoo xam ne am nañ diplôme ba pare amuñu liggéey amuñu yooyu yëpp donc ñu ne xaaral on va partir au bout du monde pour jéem a ñafe ñu génn sax Sénégal comme ça bu ñu amee bu ñu ñëwee ñu am cër ñu dem na ndeysaan amuñu chance ñu def xoolal condition yooyu ñu demee donc imagine toi yow nga nekk biir Amérique wala nga nekk biir Italie wala biir France amoo lenn looy def jël sa xaalis di ko caaxaane barki alxuraanu karim ku yor sa xaalis di ko caaxaane da ngaa xamul sax xaalis ku koy caaxaane ku koy foye ku ne da ngaa xamul parce que tôt ta xaalis ganu dof la de buy ñëw du tàggu buy dem du tàggu moo tax bu ñëwee na nga ko ne ceex tey kook fukki loxo jëm cee investir am ci quelque chose bu ëllëgee boo taxawee man damaa bëgg ëllëg man xaw ma keneen de mais man damaa bëgg fu ma romb ñu xam ne xolo góor dëgg romb na c'est un homme quoi góor dëgg mu ngi nii romb na parce que dañ lay xool xam ne kii mi caaxaano il a réussi
liggéey na réalisé na def na quelque chose on a fait une différence ñun ñëpp en tant que Sénégalais on doit avoir un esprit de créativité si chacun essaye de travailler et d'investir dans son pays mais bu ñëpp investir boo lëggee dinañu mën a participer du ma ne dañuy changer sax le Sénégal mais on fera partie des gens nga xam te ni ñooy développer dëkk bi parce que ku nekk boo sampee dara bu yàgg bi dëkk bi normal mais bu fekkee ñëpp a bëgg a toog ñëw rek toog ci biir dëkk bi non là c'est pas le but d'un immigré de immigré da ngay dem nga wuti après nga ñibbi tôt ou tard donc nañ ci bàyyi xel bu baax bu fekkee nag am na ci ñoo xam te ne offensé naa leen maa ngi jégalu waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu lii moo nekkoon sama xol te incha allah képp koo xam te ni yàlla may na la nga am dégg-dégg nga jëm ci profito daal mu njëriñu ñu ñëpp en tant que sénégalais wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu